salaamaaleykum mbokki internet yu safo seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di am mbégte ak contentement tey ci édition spéciale bi nga xamante ne moom moo feggoo ak tabaski 2020 ñu fas yéene am mbégte ak contentement comme ni ñu leen ko waxee di leen ziare di leen baalu àq tey leen baal àq tey ñaan yàlla ñu teewee ko déwén yu baree bari tey ñaan déwén bu naree ñaaw yàlla na gën ren ngir ren nekkoon na at mu xawoon a métti at mu xawoon a am melokaan ci li ñu jot a jaar di ñaan yàlla teggil ñu ko faxasal ñu ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey nag bu ngeen gisee décor bi xam ne dañoo décentraliser li nga xamante ne moom mooy suñu ay programme comme ni ñu leen ko waxee rek suñu gaal la ñu ngi fépp mbir yi du fenn rek mais dañuy départager wu dem feneen ak feneen génneel leen yeneen kanam yoo xamante ne daañu leen ko indil fii nga xamante ne moom moo di seen chaîne de valeur bi tey nag may njëkkee ci ki nga xamante ne sama ndeyjoor mu di Naar Pi di rappeur boo xamante ne xam nañu ko ci fii nga xamante ne moom moo di diwaanu Saloum waaye rawatina ci fépp foo xamante ne rek milieu bi gars yi ñu ngi koy doxal ma di ko nuyu bu baax yow Naar Pi maa ngi lay ziare ci bésu tabaski ji. maa ngi lay fay mami. di rafetlu invitation bi. voilà ça me fait vraiment un grand plaisir. de participer ci émission bu mel nii d'autant plus Kaolack. donc voilà am naa ci fierté bu rëy di ziar ñëpp. voilà ci bésu tabaski bu màgg bi. comme ni mu ko waxee ziar ñëpp bëggewaat ñëpp di ziaraat kilifa diine yi nga xamante ne ñoom la ñu fekk fii ci diwaanu Saloum ngir ñoom am nañ taxawaay bu am solo waaye tamit di ziar ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu ay kilifa aada di am mbégte ak contentement dugg si waat ci dëkk bi fekkat fi ki nga xamante ne tamit moom moo di Chifa muy koo xamante ne fi mu nekk dootu ko présenté ndax artiste bu am base la waaye tamit mu ngi commencé doxal loo xamante ne àddina sépp ñu ngi ciy teg seen bët Chifa maa ngi lay ziar. waaw soxna Mami maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la sargal di la baalu àq tout d'abord ci bis bu tedd bii yàlla boole ñu jégal di nuyu sama xarit bii sama naataango bii di Naar Pi nuyuwaale xam nga di la siyaare bu baax xam naa tey lakk bee ko jàpp quoi noonu la xam naa tey xar bee ko mbëkk mayu ko jàmm du dëgg donc maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko siyaare bu baax a baax xam nga di kontaan ci waaw émission bi mel nii ak plateau bu yanj bi daal ci bésu tabaski bi donc maa ngi siyaare ñëpp di nuyu képp koo xamante ni rek yaa ngi may seetaan à travers Sunugal 24 maa ngi lay baalu ak xam nga fépp suma soppe nekk fépp suma am di jàmm nekk maa ngi lay wax baal ma ak te man baal naa la quoi yàlla def jàmm nuyoo bi am na solo Chifa comme ni nga ko waxee bésu tabaski la ñu wax mu mel ni déplacé nañ leen ci bés boo xam ne xat na bëri na ay coono comme ni ñu ko waxee xam naa ñàkkul ne ngayee ni ma fi mu ne ni ñi may seetaan ñoom ñëpp instant bi fër nañu ñii ngi wuti gazelle ñii ngi wut ku leen bale waaye Naar Pi ñu gis nga sañse macha allah ñu koy rafetlu di gërëm sa disponibilité bi nga xam ne may nga ñu ko waaye ñu bëggoon xam artiste bi tey ji Naar Pi ci lan lañ ko gën a mën a miin bu weesoo rab bi nga xamante ne moom ngay représenter ak fii ci diwaanu Kaolack. socialement parlant damay œuvrer jëm ci Kaolack parce que dañu nekk ci hip hop. donc moo am ay rap am ay normes yu muy doxee. donc ma préféré prôner ci engagement. donc je suis dans l'engagement donc. voilà donc boo nekkee ci mbir bay ci say wayu tànk la olof di wax donc Kaolack ñor ma trop ma nekk ci social living bi nekk ci voilà jàngoro yi Kaolack nekk ci di voilà la fois passée yàggul pouponnière bi def nañ fa ay dons donc ci weeru koor bi def nañ ay dons donc socialement parlant dañuy œuvrer ci côté boobu Kaolack à part bind texte rap et tout quoi mais comme ni ñu ko gisee ñu faral di gis ne rappeurs yi dafa am benn rythme bu ñu leen di xamee maanaam dañuy gaaw a tàng nekk ci ay action mais man bu weesoo loolu Naar Pi l'artiste laa bëgg a xam fan la toll ci projet yi fan la toll ci carrière bi programme yi naka lay demee même bu dul Kaolack parce que mën nañ comprendre que ne Kaolack mooy sa base mais tey ji artiste comme ni ñu koy waxee dafa war a am esprit d'ouverture donc tey ji naka lan lañ mën a xaar ci projet yi ak ci programme yi nga xamante ne Naar Pi war na ko teg waaw mooy lu rëy comme Kirama parce que jot nañ fi def ay projet yàlla suturaal ñu dañu commencé nekk underground kenn xamaguñu ñu réussir à faire 3 projets ci presque durée wu 1 an et demi def FN 1 to 10 def kaddu buur def ay point de vue donc ci dynamique boobu la ñu nekk après tout ça loolu yëpp c'était pour préparer l'album Kirama donc ci projet boobu la ñu nekk actuellement moo ñu yóbboon États-Unis ñu dem enregistrer ji am fa expérience jouer fa ay spectacle donc loolu yëpp c'était pour préparer Kirama ak Penku Saay
donc projet bi Kirama la tudd te ci la ñu nekk instant bi kon mën nañu jàpp ne l'artiste comme ni mu ko waxee il est en cours mais tamit duma yem foofu damay ñëwaat ci ki nga xamante ne moom moo di Chifa. ñu gis ne jamono ji tabarkalla macha allah am na benn rythme boo xam ne yaa ngi koy commencé jël mu mel ni carrière bi nga ko dooreek léegi yàgg na yàggul ñu bëggoon a xam Chifa ginnaaw base bi Kaolack projet yi. weesuwul di waajal benn album boo xam ne ñu ngi ci ànd ak label bi ñuy wax Subatel production ak Matar nga xam ne maa ngi koy nuyu moom ñoom Jules ñoom Omaro xam nga su ma naataango waykat yi ma fa nekkal yëpp muy mel ni Sidi ak Naajo ñoom ñëpp maa ngi leen di charré ñoom Bas di leen béggee voilà ci loolu daal laa xam ni nekk nañ ci fi mu ne may liggéey ak ñoom di liggéey aussi ak waa Pikini production xam nga voilà ne ci benn projet boo xam te ne daal album rek moo ñu tax a jóg quoi. waaw parce que gis nañ ni single yi jàll na te à travers single yi ci la ñu bëri xamee à travers spectacle yi nga xamante ne yaa ngi koy def Kaolack ci la ñu bëri xamee donc tey ji partenariat boobu nga am ak Pikini muy loo xamante ne ñun jot nañ ci am luñ ci xam ak partenariat bi nga xamante ne moom nga am ak waa Subatel tey ji lan la mën a jural ci sa carrière artistique. waaw mën na ma jural lu bari mën na ma jural lu bari parce que label bu mag la muy Subatel te wax dëgg yàlla boo gisee li tax ma sawar ci c'est juste pour servir sama dëkk lu dëgg parce que li may wax que dans une télé de la place lu yàggul dama ne ko li nekk ci man te ma gëm ko dafa war a parcourir le monde mais pas Kaolack kese quoi voilà fépp foo ma dem nag Kaolack laa war a représenter xam nga du dëgg fépp foo ma dem drapeau Kaolack laa yóbbaale mais nag li ñu bëgg ci kàttanu yàlla mooy parcourir le monde quoi te ak ñooñu ak bu ñu yàlla bàyyee ak ñoom non li ñu bëgg incha allah mën na am yàlla mën na ko comme ni nga ko waxee koo gis rek muy nekk ci carrière mu ngi am leen loo xam ne mu ngi koy aspirer pour jot ci mu mel ni Naar Bi comme ni ñu koy waxee comme dañu dellu siwaat ci contexte tabaski ñëwaat fii ci Kaolack ñu bëggoon xam artistes yi ngeen doon nekk fii ci Kaolack naka la base bi demee ndax dëgër na ndax mbooloo mi nga xamante ne ñu ngi leen war a support pour ngeen mën a am benn visibilité bi ndax ñu ngi ciy jàpp bu baax. game bi yëpp Sénégal yëpp xam nañ ni Kaolack moo am public bi gën a difficile à convaincre. loolu yàgg na fi depuis suñu grand yi la ba léegi. donc voilà c'était pas facile. donc bi ma fiy jugee di dem Dakar compétition bi c'était un peu rude. mooy voilà da ngay mën nga dem concert sax parfois. jouer nit yi di la xool. nga muñ ko 15 donc 3 ans boo xamante ni sama objectif moo nekkoon jouer ci concertu kër gi. très bien loolu moo nekkoon sama objectif parce que ci objectif laay joobee. fii laay jugee fii laa bëgg a dem. donc moment boobu loolu laa tollaloon concert boobu moo fi gënoon mag. je me suis dit que pourquoi pas sama objectif nekk lii. donc da nga doon rungaas ci concert yu ndaw yi yenn rappeurs yi la xam di la invité et tout muy métti. donc ak ndimbalu yàlla. tax nañ conquérir ko. parce que bon bu ñu jugee fii dem Dakar c'est parce que Dakar c'est le centre des affaires. mais lu ñu am Kaolack boo ñu ko gënal. donc pour mën a médiatiser suñuy projet. voilà mu tas all around the world. Dakar moo ñuy gën a arrangé. donc bi ma demee Dakar ba commencé def ay projet def Kaddu Buur bi ma yegsee ci point de vue bi. voilà j'ai vu que vraiment. Kaolack est derrière moi quoi. vraiment sot nañ ma. jàpp nañ ci. partagé nañ wax nañ ko fépp Naar Bi donc loolu lu am solo la voilà donc je pense que public bi fi nekk ñeme naa leen woo stade fii ma toll ñeme naa leen woo stade Lamine Gueye te leer na ma ni dinañ ma wuyu si ci kàttanu yàlla parce que Kaolack rek lañ am tamit waaw lu am importance lay wax nii parce que artiste d'habitude dañuy baaxoo di leen gis da ngay gis rek ku commencé léegi bëgg a propulsé wu alors que base bi nga xamante ne moom nga war a am amoo ko loolu bokk na ci li tax ñu gën a mën a décentraliser li nga xamante ne moom moo di programme bi waaye comme ci cadre tabaski la on a voulu faire plaisir ak couche bépp parce que ni nga xamante ne noonu la amee ñuy cons hip hop sénégalaise noonu la amee ñoo xamante ne musique bi nga xamante ne mooy musique locale bi tamit noonu la ñu ko bëggee ba tax na ñu mélanger ñëpp boolante leen fas yéene leen bégal à travers Sunugal 24 waaye Chifa ma dellu si waat tuuti ci programme yi parce que instant bi gis nañ ne programme yi ci bari du ma ne dañ ko arrêté mais xaw na pause ndax am na benn affaire bu jot a am jàpp naa ni dominé na actualité sax ci pendant des mois ba tax na ñàkkul ne am na lu mu def ci seen calendrier artistique ñu bëggoon revenir tuuti ci loolu noonu par rapport ak seen programme yéen. waaw mooy loolu moom. ku ne xam na ko képp ki artiste dund nga ko. mais man jàngat bi ma ci def mooy daf ñoo yar. daf ñoo liggéeyloo tamit. parce que on a amul woon assez de temps tamit pour nekk tout le temps studio. xam nga wax dëgg yàlla ci sama côté man. man am na lu bare lu ma dimbalee tey. parce que permettre na ma single bi ma def tey récemment. ci laa ko defee. yeneen single tamit yi nga xamante ni wax dëgg yàlla pare nañu. ci laa ko defee. yeneen œuvre yi nga xamante ni créé naa ko tamit
ci durée boobu laa ko def te wax dëgg yàlla allure bi programme bi jëloon bu amoon ba tey loo gëm naa ni lii moom du ma si yegg tey voilà maanaam kon ñun au lieu séquelles yoo xam ne yu négative la yow daf la bàyyi ay atu yoo xamante ne moom nga ci gagné. si dafa na may atu puisque xam nga li ci métti rek mooy say soppi yi la namm xam nga tout le temps parce que yàlla rek moo jël seere tey bis bi ñi ma ci woo di ma laaj fan la suba fan la wala nangam fan la xamoo nu mu toll nga xam ne kon yëg-yëg bi nga am ngir bégal leen ñoom am nañ ëpp boobu ngir nga bégal leen du dëgg voilà donc loolu rek la moo ci inconvénient bi nga xamante ni moom lañ ci voilà mooy mel ni lu métti waaw te métti wuñu quoi parce que lépp lu am rek dañ koy delloo ci loxo yàlla bi nga xamante ni nañ boolondoo ñaan yàlla boolondoo ñaan yàlla ndax instant bii nii nekk nañ ci période boo xamante ne que ça soit les artistes wala ku mënti doon ñu ngi yëg bu baax li nga xamante ne mooy cette pandémie malheureusement on est obligé ñu waxtaan si parce que actualité la tey yéen ñi nga xamante ne ay porteurs de voix ngeen que ça soit les rappeurs ainsi que les mbalaxmaan du ñàkk di ngeen am ay messages de sensibilisation yoo xam ne faaw mu jaar ci yéen ndax comme ni nga ko waxee am nga public bu lay déglu am nga xale yu lay déglu am na ñoo xam ne tey di lu Naar Pi def bëgg nañ ko def donc il faut tamit ci yéen ñu jaar ci yéen ngeen mën a sànni message jëmee ci lu demee noonu dafa am solo nit ci forcé nañ leen à ce que ñu tëdd 23 heures à maintes reprises forcé nañ leen ñu tëdd à 20 heures à maintes reprises forcé nañ leen ñu propre ñu jël ñu prendre les mesures d'hygiène quoi donc loolu dafa am solo mooy yar bi donc dina def prudence ci Sénégalais yi donc inconvénient bi ci nekk mooy problème évaluation lay doon parce que artiste atu bi nga ci am mooy di nga am solitude di nga bind tu t'inspires parce que voilà da ngay noppalu 20 heures ngay tëdd tu as tout le temps qu'il faut donc di nga bind di nga inspiré wu di nga voilà di nga am ay projet di nga voilà ne sama spectacle bu ma koy def jour nii laa koy defee mais li ci naqari mooy kañ ngay def spectacle bi donc loolu moo ci problème bi ci diggante artiste bi ak fans yi donc dafay am benn namel buy dox ci diggante bi te je pense que ak ndimbalu yàlla léegi mu jeex léegi bu ñu jógee ci loolu ki nga xamante ne moo di Naar Pi ñu gis ne Kaolack bi nga nekk tey jii jeunes yu bëri dañu am problème visibilité maanaam dañuy am talent buñ ko waxee buñ ko waxul région la boo xamante ne que ça soit ci comédie que ça soit ci musique que ça soit ci leneen ak leneen dafa nekk dëkk boo xam ne dafa bëri ay potentialité malheureusement ñu am problème mu exporter li nga xamante ne moom la ñu mën ñu bëggoon a xam tey jii quel est exactement le blocage bi dox seen diggante ak loolu. loolu yàlla moo ñu ko wërsëgalee. pour ne pas exagérer Kaolack est une ville talentueuse déjà. Kaolack dafa talentueuse. xam nga de par ni ñu ko de par mu nekk Carrefour de par voilà. mu nekk ci centre bassin arachidier bi économiquement bassin arachidier donc voilà Kaolack dafa bëri talent. dëgg la muy football muy rap muy mbalax muy. te ñu bëri te man li tax sax ma insisté foofu mooy on a beaucoup de gens yoo xamante ne ay grands lañ ñoo xamante ne fii la ñu jógee fii la ñu jàngee des personnalités on a eu des ministres on a eu même le président boo xamante ne fii Valdiodio la jàngee fii la defee seconde mais chaque jour que jëfee ñu gis ne y a un blocage boo xamante ne man dama bëgg a xam exactement les grands dañ ci jàppul wala xale yi fi ñu war a jaar ba am benn visibilité bi dañ cee jaarul wala exactement fan la problème bi féetewoo. en fait man awma problème mu ku ci jàppan donc li ma gëm mooy ni Chifa def ni Laay Boutique def ni Mojo def ni Naar Pi def ni keneen ak keneen def ngëm la donc man su ma ko Chifa waxul ak bu ma ko waxul leer na ma ni Papa Ndiaye Coppet am na influence ci carrière am bu ma ko waxul beneen waykat bu nekk Kaolack am na influence ci carrière am pareil que moi kër gi daf ma influencé donc leen laa demee ngëm grand bu ci liggéey ba toll fi nga toll yaa ko liggéey tu le mérites donc kenn du la forcer pour nga jàpp ci boo ci jàppee bénéfice la donc li ñu war a def mooy ñu gëm concret nekk ay artistes faire la différence entre ñun ak ñi ñuy déglu bés bu ñu parvenir à def li nga xam ne day jaaxal ki lay déglu voilà tu t'éclates quoi effectivement te loolu moo am loolu mooy exception quoi mooy Papa Ndiaye bi mu fi génnee dem Dakar dafa indi lu bees nit ñi xam ko Pape et Cheikh fii lañ dëkk dañoo indi lu bees pour ñu xam leen Chifa dafa indi lu bees donc ñi nga xam ne ñoo fi nekk peut-être yàlla suturaala gu leen ñu am benn visibilité bi ci am talent nañ ko gëm créer te innover quoi donc lu rafet nit mënu ko résister bu naay seen nit ñi dañ koy consommer amul benn sexaloo nit ci lem da ngay def gëm ko dugal ko ak sa propre communication mu jàll nit ñi xam ko
comme ni mu ko waxee innovation dafa baax ci lépp loo xamante ne gis nga ko cette fois-ci loolu moo gën a yokk tax sax ñu def li nga xamante ne moom moo di décentralisation bi comme ni ma ko waxee à la présentation parce que bëgg nañ li nga xamante ne moom moo nekk ci région de Kaolack ak potentialité bu mën a doon que ça soit culturel économique politique ou social ñu divulguer ko à travers seen chaîne de valeur bi tey nag mu yemoo ak tabaski Chifa ku ne xam na ne tabaski am na ay warteef am na loo xamante ne war nañ ci ndax ay doomu jullit lañu yàlla def mu tombe ak lu mu tombeel waaye teewul ñu fas yéene ko defee comme ni nga xamante ne noonu la ko jullit ñëpp defee ñu bëggoon nga ñëwaat tuuti ci bés bi waaw màggaayu bés bi daal. bi ñu xëyee dem nañ julli ji xam nga voilà def li ñu war a def sunna si xam nga mooy xar mi xam nga voilà xam nga jigéen ñi nekk ci lakk waa jigéen ñi nekk ci waañ bi xam nga ko mbëkku la rek. non man du ma laal fenn xam naa naar lay wax la lay war a laal quoi. non ay daanaka rappeur la gën a sonal quoi parce que ñoom xam nga. non ñoom bu tàng bi la ñu yor ñoom fi duñ cumulé graisse non fi ñuy tàngee moo tax xar mi faa mu tàng sonal leen quoi. non du ma mbëkk man dama faa rappeur yi. non ñoom dañoo tàng moo tax ñoom graisse du leen sonal. dama faa rappeur yi donc ñoom lu ñu lekk ci ndawal bu leen ko mais dégg nga loolu punchline la mais Pythagore foo nekk mami mi ngi punchline ci plateau bi nee na ñun dañoo tàng parce que loolu tax graisse bi duñu def dara. non ñoom lu ñu lekk ci graisse buñ yégee buñ xakkooree day rees. loolu texte bu nice la. voilà noonu lañ ko dundee mu dund ko si jàmm xam nga passé ko avec la famille. vraiment daal mu nekk affaire bu exceptionnel bu neex trop parce que di nga ci gis say xarit yow daawul gis xam nga wala yow gëj a gis xam nga tabaski bi may na la chance nga mën a gisante ak ñoom xam nga mën a partager ak ñoom am na solo naara pi mais nag yéen xam nga yéen nag rappeurs yi comme ni ma koy waxee sànq neexu leen a ñame parce que da ngeen a xaw a tàng moo tax mbir yooyu sax pour nit waxtaan ceeg yéen c'est tout un problème parce que li ngeen yëg moo bariwul ci ñenn ñi ñu ko sañ a wax quoi pour ñu bañ a généraliser fête bi ana naka ngeen ko dundee en famille. permettre nañu ñu sympathiser ak suñu yaay suñu papa suñuy rakk donc voilà mbégte la rek coono bi moom avant la te yéen ñu koy teg ngeen bëri affaire donc coono biñ ci yëg sant la parce que voilà boo demee ba sa rakk wala sa mag bu jigéen wala sa yaay dina teg coono sante ko yàlla parce que voilà boo defee càngat amaana at mi dellu ci ginnaaw mënoo ko woon donc boo demee ba ñu yaakaare la ko rek nekkatul coono sax en fait donc mbégte la ci ñun mu nekk bés boo xamante nii voilà que du mbégte quoi vraiment. noonu la comme ni ñu koy waxee xale yi comme ni ñu ko daan naxee dañ naan la xale boo gis boo ko bëggee nax rek da nga ko naan suba la tabaski ba tax na comme yàlla may nañu fekke ak weer dañ ko ciy sant tey ñaan yàlla mu may ñu teewe ko ay déwén yu bëree bëri Chifa du ñàkk comme ni ñu ko waxee sànq dugg nañ ci projet yi wax nañ ci album yi war a ñëw gis nañ contrat yeeg yooyu ñu bëgg nag sa mot de la fin ngir ñi nga xamante ne ñu ngi lay seetaan à travers Sunugal 24 di la wax tamit ne bëggoon nañ trop recevoir la tey ci bésu tabaski ji di ci jiital suma manager Ibou Faye xam nga ak sama staff yëpp maa ngi jël nuyoo bi teg ko ci loxoom mu góotale ma ko sama staff parce que fi ma yegg tey yëpp ñoom la xam nga di gërëm nag population Kaolack parce que quoi qu'on puisse dire c'était pas du tout évident doo lay jël ndox xam nga doo lay jël ndox la du dëgg moins d'1 an Chifa turam yegg fi mu yegg loolu Kaolack la xam nga dama leen koy remercier waale bu baax a baax su ma wootee soirée guichet fermé su ma wootee concert kenn waxatu ko donc lu ma nekk ñoom ñu ngi si jàpp te man munuma sans ñoom man du ma dem donc maa ngi leen di remercier xam nga di leen baal war àq bu baax a baax di gërëm nag suma grand Bouna Mané kooku du ma tàyyi di ko nuyu du ma tàyyi di ko gërëm parce que bi muy métti moom laay gis xam nga tout le temps maa ngi këram tout le temps maa ngi ci moom xam nga muy ku ma gëm quoi man tam ma gëm ko ndax liggéey bi muy def du dëgg di nuyu grand Cheikh Kébé depuis la France di nuyu suma soxna xam nga di nuyu suma yaay di nuyu suma papa di nuyu suma famille yëpp ziar naa ko bu baax moom Kumba Fall yaay madame Diong maa ngi koy nuyu donc képp koo xamante ni daal yaa ngi bëgg Chifa rek maa ngi lay charé di la shout up lu bari di nuyuwaat suma naataango bi Naara kontaan nañu parce que comme ni ñu ko waxee rek lii yëpp c'était dans le sens de bien faire ngeen nekk ay artistes nekk ay porteurs de voix fare fii ci Kaolack kon jàpp naa ne liñ naan l'union fait la force aaya bi fii la war a fireekoo ci gars yi ni ñu war a àndee ni ñu war a booloowaatee Naara non c'est bien fait non noonu rek lañ ci jublu woon voilà c'est bien fait alhamdulilah kon ma bàyyi la nga daal di tàggoo ak mbokki internet yu Sunugal 24 ci bésu tabaski bi ñu la dalaloon waaw cher ñëpp di leen baalu ak di leen baal ndax ñun moom xam nga dañuy wax rek voilà wax mooy suñu liggéey mën nañoo wax loo xam ne yenn saay mën na gaañ waaye jubluñ ci loolu defar lañ ciy jublu ndax loolu mooy suñu cër ci réew mi voilà cër biñ ci am dafa am solo muy wax donc ñu ngi jégalu ñëpp di leen ñaanal gudd fan di leen ñaanal wér di ñaan Kaolack mucc parce que vraiment Kaolack souffre quoi ñun dañuy génn Dakar dem uti ñëw bu ñu ñëwee fu ñuy fekk melokaan boo xam ne Kaolack da koy nekkee duñu neex donc voilà c'est très important mooy voilà munoo jaar fenn parce que voilà y a des tata partout
je me dis est-ce que am nañu maire wala touriste la ñu am ngeen jégal ma wax rek la ñuy def jour tabaski la par contre mënu cee ñàkk parce que ça me va direct au cœur ma ñëw sama dëkk foo xam ne fii laa gëm fii laa dëkk fii laa bëgg donc yenn saa yi nga ànd fekk say nit am na mu melokaan bu mu mel te Kaolack nekk ville bu importante ci Sénégal voilà donc loolu na ci suñu njiit yi bàyyi xel donc di siyaar Chifa c'est une bonne opportunité de rencontrer ak moom ça me fait vraiment plaisir parce que daf may neex ñuy am ay artistes yoo xamante ni dañ leen di xam all around the world ñu dëkk Kaolack di la siyaar di la voilà am contentement ci invitation non fii la ëppee comme ni nga koy faral di waxee xaama jéem a kaana lu tuuti pour mën a déggoo ak naara pi nii rek lay demee chaque jour nii rek lañ ko bëggee woon ba tax na mais tamit du ñàkk ku ci nekk ci yéen ñaar dina am lu ñu bàyyee ci bésu tabaski bi jëmale ko ci li nga xamante ne moom moo di Sunugal 24 Chifa damay tàmbalee ci yow foo jaar yoon la waaw love tree bi gis naa ko xale yi gis naa ña ngay sàjji ña ngay sinap poudre yaa ngi génn maquillage baa ngi génn ñu ngi gis lipolaise yi comme ni ko gars yi di waxee ma bàyyi la rek nga siif jigéen dafa fragile bul ko jooyiloo waaw bul ko mettital nu mu mënti mel neexal ko ndax moo di sunu yaay jigéen mat na wéeru waayi nara bul ko mettital nu mu mënti mel neexal ko mami ndax moo di sunu yaay kii mat na wéeru waay bul ko sori neeva nga la yow dee ko jege waay Sénégal 24 ki moo di sunu yaay billaay ki mat na wéeru waay waaw bul ko sori neeva nga la yow dee ko jege waay ndiyaana mo laaf tele la man la no man si no ni kanule wo jarabiyo chéri ne bi dale fo dunia dandula bana kano yitandi lela dégg nga loolu waaw mujjee naa ëpp ci doomu Kaolack mujjee naa ëpp non mais tarkala tabaar fakala Chifa yàlla na baat bi gën a wér tarkala rafetlu nañ intervention bi comme ni nga ko defee xam naa damay mujjee jàll ci naara rek waaw nu ñàkk nga def sa joxe sa néew na waaw noonu lay demee ñun dañoo màgg daan tànk ci ndaali naan ne bàyyi moo ñu sànni ñaan ndar gu ndaw ba ngaan coof ak paasuwaar lew na wàcc ndangaan Casana Casaville Sara Njugaare bongo rek Medina Baay Medina Baba coof ak ba saam kanda kundaam dëkk ba dajal ko sàkk sa njaan ngënal la ñëwal nga sàkku si ñaan da dalal jàmm yegg si nga dëkk cosaan ay ndaanaan ni mbuttu saaw bonkol ni Ibrahima Seydou Ndaw respecté kër gi Chifa ci kaw maaxalaahi jaamu dërëb lew dañ ma yamale foofu donc maa ngi leen di annoncé su sama vidéo bi war a génn after tabaski inshallah xam naa ne bu boobaa da ngay dellu si biir Sunugal inshallah daal di def li nga xamante ne moom moo di entretien exclusivité bi waaw parce que ñun comme yàlla def na ay doomu Kaolack lañu dañuy support Kaolack bu baax a baax kon mais da nga may laaj vidéo bi lan la non vidéo bi noonu lan laay wax ci vidéo bi ak kan la non waaw loolu dañ ciy ñëw loolu entretien exclusif laa lay may instant bi temps bi xoj na ba te xam naa ne instant bi antenne bi soxla nañ ko mais inshallah yow da ngay am entretien Chifa day am entretien bu soobee yàlla parce que c'est Kaolack qui gagne en quelque sorte inshallah dinañ ko def bu soobee yàlla à travers Sunugal 24 kon xam naa nu jaadi tàggatoo rek jaaree fa tàggatoo ak mbokki internet yi di leen wax ne am nañ mbégte ak contentement di ñëwaat ci deuxième partie bi nga xamante ne moom ñuy xaar ci ak seen yeneen invité yi nga xam ne fas yéene lañu recevoir ci plateau édition spéciale bi